sallam. ñi ngi ñaan yàlla mu defal ñu jàmm, defal ñu ay xéewal. ñuy nuyu ñi nga xamee ni ñoom la ñu bokkal jataay bi, di ko door ci sëñ Abdou Aziz Mbacke Majalis mi nga xamee ni moo ñu fi invité dalal ñu, tatagal ñu ba ñu mën a am teey xel bu ñu mën a defee waxtaan gi nga xamee ni moom la ñuy sumb. ginnaaw loolu ñuy nuyu bu baax a baax sëriñ Njoogu Sàmb mi nga xamee ni bokk nañu ak moom jataay bi, bokk ak moom it ay xalaat ak ay taxawaay ci réew mi, di boroom xam-xam bu mag. ñuy bég ci bokk ak moom jataay bi, di bégit ci sëñ Jili Ba mi nga xam ni moom mooy modérateur bi, di ko nuyu di ko sant bu baax a baax. di nuyu sëñ Maam Thierno Lo, moom it di suñu xarit, di suñu rakk. ñuy bég bu baax bokk ak moom jataay bi. di nuyu sëñ Mouhamadul Muntaxa mi nga xamee ni mooy borom dëkk bi, ak ñi nga xamee ni ñëpp ñoo topp ci moom ak ñi koy jàppale, di ko ñaanal yàlla mu may ko gudd fan ak wér. ginnaaw loolu may sof ci li nga xamee ni moom la Sëriñ Jili Ba présenté, mu jëm ci li nga xamee ni mooy laltaayu waxtaan wi, te ñu am ci ay borom xam-xam yu mag yoo xamee ni ñoom lañ ci invité, muy docteur Bakary Samb, muy docteur Seydi Jamil Niane, ak sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy mi nga xamee ni mooy président cadre militaire de l'islam au Sénégal, ak sëñ Maam Cheikh Awa Ba. ñoo ñëpp kon ñu ngi leen di nuyu bu baax, di bég di bokk ak ñoom jataay bi. suñ ma laajee jëm ci lan mooy fondement, lan mooy ay kenu yi nga xamee ni ci la vivre ensemble Sénégal tegu, d'abord li nga xamee ni moom ma ci gën a intéressé mooy ensemble bi. ensemble maanaam lëkkaloo, dëkkandoo bu ànd ak jàmm ak nangulante bi nga xamee ni moom lañu xame réew mi, moom lañ ko bàkke, muy ñi ciy bind ak ñi ciy xalaat ci biir réew mi, ak ñi ciy bind ak ñi ciy xalaat bitim réew. mu doon paradigme bi boo xam ni lu mat a fésal cëslaay li la, ndax bi ñu dalee di bind ci réew mi, dale ko ci ñi fi jiitu tubaab bi, muy ñi daan bind ginnaaw bu ñu jaaree ci suñu réew yi, wala bu ñu dëkkeek suñu nit ñi nga xam ne ñoo dëkkewoon réew mi. bari na ci ay auteur ak ay nettalikat yoo xamee ni li ñu nettali mooy identité bi nga xamee ni sénégalais bi am na ko, en tout cas ci ethnie yi nga xamee ni ñoo dëkkewoon réew mi. loolu bari na ci luñ ci bind ak luñ ci gëstu. mu doon kon ay analyse yuy wone ne sénégalais bi nit ku dal la,
en général nit ku féete ak ngor, nit ku fonk moroomam. loolu bi nga xamee ni tubaab bi ñëw na ci réew mi, même ñëw bu yàgg avant même ñuy wax njaayum jaam ñi nga xamee ni ñooy voyageurs yi fi doon jaar doon décrire li nga xamee ni moom lañ fi gis ak peuple yi nga xamee ni ñoom lañ fi fekk, ñoom it doon nañ tàmm di décrire li nga xamee ni mooy ñi dëkkee Sénégal tey ethnie yi fi dëkkoon comme ñoo xamee ni ay nitu jàmm lañ. waaye littérature bi nga xamee ni moom moo ñu gën a jege, muy lu ñi fi nekkoon muy colonisateur bi indi fi ay pexeem, indi fi ay jumtukaayam, indi fi taxawaay boo xam ni taxawaayu ñëw noot ñu la. moom it yenn ci instrument yi nga xamee ni moom la yëkkati woon pour noot ñu bokk na ci di ñu xool, di ñu liñ di xool li nga xamee ni noonu la suñu dëkk bi bindoo, peuple yi nga xamee ni ñoo ko peuplé li ñu bindoo. ba tax na littérature bu yaatu ci li nga xamee ni noonu la ñu décrire suñu ay peuple am na ci. ñu mën ci jukki lu bari ci archives yi, am lu bari loo xamee ni projet bi nga xamee ni mooy histoire générale du Sénégal jukki na ko. waaye man ginnaaw loolu it gis nañ ay institution yoo xamee ni ba tey wéyal nañ loolu. soo ko seetloo université bu mel ni université Bordeaux, notamment fi nga xamee ni fa la ñuy wax Talence, muy centre d'études d'Afrique noire, bokk na bari na loo xamee ni yëkkati na ko ci ay analyse aussi jëmale ko ci li nga xamee ni moom lañ tuddee le contrat social sénégalais. maanaam pour ñoom li nga xamee ni mooy expliquer Sénégal nekk depuis au moins 60 ans wala bokk lu ko weesu, lii taxit ginnaaw colonisation defuñu guerre pour libérer suñu dëkk. loolu yëpp dafa am ay jaar-jaar, ba jaar-jaar yooyu jur li tax ñu naan contrat social sénégalais. maanaam muy déggoo bu am diggante ñi nga xamee ni ñooy kilifa aada yi ak ñi nga xamee ni ñooy kilifa diine yi, ci jokkoo bu dig am seen diggante, ci ràbbalante bu am seen diggante, ci waxtaan mu ñuy seex ba mu tax muy jur li nga xamee ni nii moom mooy ce qu'ils appellent le contrat social sénégalais. mais pour man bu ñuy wax jàmmoo ak jàmmalante ci biir réew bokk na ci d'abord l'histoire comme ni ma ko waxee léegi, waaye it bokk na ci géographie réew. soo xoolee ni suñu réew mi bindoo, surtout bu fekkee tey jii da nga koy comparer ak ay réew yu ñu dendal yoo xamee ni dañu am problème de conflictualité ci seen biir di dëkk, ñu am problème de contrôle territorial, maanaam naka la ñuy def ba réew mu ñu dëkkee, réew mi état bi ak lépp lu état di yëkkati ak taxawaay bu muy am ci réew dana ko mën a am ca réew ma ba daj ko. ñoom dañoo am problème boobu. kon dina baax ñu apprécier maanaam taayu réew, tolluwaay surface, li nga xamee ni noonu lay nekkee facteur de paix. bariwul luñ koy dugal ci analyse te pour man
lu ci am solo la ndax suñu demee tey jii nii Soudan wala ñu dem Tchad wala ñu dem Mali wala Niger li nga xamee ni bokk na ci lu ñu mën a teg loxo ne bokk na ci lii tax dëkk yooyu amuñu yenn stabilité yi loolu ci la bokk maanaam lu ñu bari ci réew yooyu seen partie territoire yu yaatu yoo xamee ni amuñu ci contrôle service étatique yi mënuñu fa yegg service yi nga xamee ni moom la nguur di ameel waa dëkkam mënuñu fa yegg mënuñu fa matale doona tax ñenn ca ñooña jóg taxaw ne ñun kat bokkuñu ci réew ba indi fa ay jafe-jafe kon Sénégal nag nekk réew moo xam ni réew mu yem la ci côté boobu xamee ni foo dem man fa fekk service état yi même bu fekkee tolloo wuñu taxawaay fépp mu doon aussi réew moo xam ni ci paysage ak ci milieu naturel dafa doon réew mu bindoo nit ñi dëkkuwaay ya ñu dëkk fa ñu dëkk nekk ay dëkkuwaay yuy mottalante soo ko xoolee li ñuy tuddee Sahel mu tolloog Jolof Louga jëm kaw ñu soxla lañ waa Bawol fi nga xamee ni fi la taw yi ëppee ak waa Saloum waa fleuve noonu la ñu soxlaa it waa Sahel bi it noonu la soxlaa fleuve bi maanaam complémentarité yooyu ci milieu naturel yi tamit dafa am solo ci expliquer pourquoi réew di am jàmm ak réew di ko ñàkk xaj na xóotal ko dina duñu am temps bi waaye pour man élément bu am solo la boo xamee ni c'est souvent absent des analyses mais complémentarité yooyu dafa lëkkaloog yeneen ñaari phénomène yoo xamee ni dina contribuer aussi ci li nga xamee ni mooy vivre ensemble sénégalais bi doon li mu doon benn bi mooy migration maanaam besoin bi nga xamee ni moom la nit ñi am ci jóge fenn ci fa ñu dëkkee dem feneen fekk fa ñeneen jaxaso donc migration yi doon na ci suñu histoire loo xamee ni lu am solo la loo xamee ni favoriser na vivre ensemble boobu muy migration nord sud muy migration sud nord maanaam ni séeréer yi jógee Fuuta di wàcc ba tase ak Mandeng yi par exemple fi nga xamee ni moom mooy tey zone bi Ñoominka yi dëkk muy diggante Sokone ba yegg ci communauté rurale de Fimela ba Fatick nga xamee ni seen jaxasoo foofu la amee depuis les années 1200 donc loolu dafa nekk cosaanu Sénégal ni nga xamee ni noonu la waa Fuuta ci temps El Hadj Omar jógee ñoom it fa ñu dëkk def migration topp li nga xamee ni mooy vallée bi dans le cadre d'une guerre sainte loolu tamit dafa indi seen jaxasoo ak yeneen i xeet ak yeneen i société mun nañu wax ne fu nekk xeet jóge na fa jaxasoog ñeneen ñi Sénégal loolu particularité wu Sénégal li koy firndeel mooy ni ñu néewee ay tur ak ay sant maanaam soo ko xoolee Sénégal dëkk la boo xam ni boo koy comparer ak yeneen dëkk daanaka sant yi bariwuñu te it sant comme ni ñu koy waxee dëkkul fenn foo dem fekk fa même sant bi loolu it si ñu jaxasoo la soo ko seetloo it di nga gis ne lii ñuy wax urbanisation maanaam muy dëkku taax yi ni ñu yokkee
Sénégal bokk na ci dëkku taax yi nga xamee ni ci dëkk yi nga xamee ni ñoo ëpp ay ville ñoo ëpp taux d'urbanisation ci Afrique fii mu toll nii Afrique mi ngi toll ci en général 36% taux d'urbanisation sooy xool Sénégal weesu nañ 50% tey surtout bu fekkee comme ni ñu ko waxee boole nañ ci Touba considéré ko comme ville mais officiellement ci chiffre officiel yi 46% lañ toll mais am na dëkk yoo xamee ne dañ leen a considéré comme ay village alors que réellement ñoom ay kii lañ ay ville lañ donc soo ko boolee Sénégal day dépasser largement les taux d'urbanisation en Afrique li tax may convoquer taux d'urbanisation yi mooy ville ku nekk xam na ni lieu wu jaxasoo la lieu boo xamee ne la nit ñi dañ fay tasee ñu wuute dëkkandoo ko jaxasoo donc loolu it dina tax ku nekk foo dem ci réew mi fekk fa sa mbokk mu lalu aussi ci loo xam ni lu fi gën a yàgg lool la maanaam muy ay kal cousinage à plaisanterie ku nekk boo jógee fi nga dëkk dem dëkk feneen mën ngaa changer sant ba dëkk foofa te yow sa bopp doo perdre sa sant bopp ndax dafay am ay correspondance patronymique loolu jóge nekk lu yaatu ci Afrique de l'Ouest boo demee Mali fekk ko fa boo demee Burkina Faso fekk ko fa ñu seq ko ak ñoom ba tax pendant très longtemps ni Sénégal mel yeneen dëkk yi nga xamee ne ñoo ñu wër yëpp noonu la ñu mel ndax dañu amoon même instruments yi même ressorts yi ngir sàmm seen vivre ensemble donc histoire boole na waa Sénégal géographie boole na waa Sénégal waaye it ñu dolli ci culture ak langue yooyu Sénégal ni mu bindoo it ñu gis ne wolof doon na làkk bi nga xamee ni fépp ci réew mi foo dem daanaka ñépp a koy làkk loolu it nekk na facteur nekk na levier buy yombal vivre ensemble waaye ku ne xam na aussi ne foofu laay mujjee mooy diine xaj na sëñ Ndiogou dina ci dellu si mais soo xoolee ni fi diine ñëwee ni mu làmbee fu nekk ci réew mi te doon daanaka kuréelu diine walla gisuñu diine noo xamee ni dafa doon benn dugge am fu mu dugge muy fi nga xamee ni mooy nord du Sénégal wàcc daa di làmb réew mi yépp loolu bokk na ci li tax sénégalais yi bokk nu ñuy xalaati diine bokk ci lu bari nu ñuy gëme nu ñuy jànge mu am aussi ci loolu ab cosaanu daara boo xamee dañ koo bokk suñuy wax El Hadj Malick Sy di wax sëñ Touba di wax yeneen kilifa diine waruñu fàtte tamit ne ñoom ñëpp dañu am cëslaay ci ay taarixu Sénégal ay daara yu yàgg yoo xamee ni yii 1600 la ñu judd yii 1700 jiitu leen fi ay centaine d'années teg fi ay jànguwaay teg fi aussi ay système yoo xamee ni ñoom bi ñu ñëwee tamit dañoo ñëw dans une large mesure reproduire loolu ku nekk mën na ci lim daara Kokki daara Pire waaye bari na yeneen daara yu fi nekkoon ak ay bërëb yoo xamee ni diine lañ fa doon saytu diine lañ fa doon jàng yoo xamee ni ñoom bi ñu ñëwee dañoo wéeru ci loolu nga xamee ni moom mooy histoire boobu waaye ku ne xam na aussi ne ci école daanaka sénégalais yépp ñoo bokk ci école bu ñuy naanee ci diine ku nekk xam na aussi ne comme ni ko sëñ Aziz di waxee di ko bind ci livre am
génnandoo bi nga xamee ni moom la suñu mag ñi génnandoo ci même siècle ci même période bokkandoo dund nekk ay contemporains di tase entre ñoom tase provoqué ak ay tase yoo xamee ni tase hasard la bokk ay xeex bokk ay combat loolu yëpp day dolleeku nekk loo xamee ni moom mooy cëslaayu li nga xamee ni moom la ñuy tuddee tey suñu vivre ensemble kon suñu vivre ensemble ba lii nga xamee ni moom la ñuy tuddee suñu laïcité dafay am taarix bu yàgg jógewul ci tubaab bi ndax laïcité bi may wax du laïcité étatique mais mooy laïcité sociétale maanaam ni nga xam ni noonu la nit ñi dëkkee ni ñu bokkee ni ñu nangulantee dafa jóge am cëslaay ci bokk gu ñu bokk nu ñuy gëmee bokk ni nga xamee ni noonu la ñuy taxawee ci seen diine loolu kon dafa yombal laltaay lu bari loo xamee ni tey jii nii mënees na ko considérer comme l'exceptionnalité du vivre ensemble sénégalais sooy xool li ci exceptionnel ci loolu moo ko laltaay balaa nag ñuy waxu Senghor jaar na fii nekk chrétien jiite sénégalais yi 95% de musulmans loolu yombul a xalaat pour ñu bari ñoo xamee ni ñi ngi nekk bitim réew di ñu seetlu wala ñi nekk ci biir réew mi di ñu seetlu donc yooyu xam naa dinaa bàyyi ñeneen ñi dellu si ci mais pour man fondement wu suñu vivre ensemble ni nga xamee ni noonu lañ koy décrire en général gën naa xóot noonu gën naa plonger ay racinam ci suñu histoire bu yàgg mu doon loo xamee ni il faut aussi ñu ko ci boole may espérer aussi que suñu histoire bi nga xamee ni histoire générale du Sénégal mi ngi koy génne mi ngi koy suqali waaye aussi histoire générale du Sénégal li mu indi mooy aussi motivation ci suñu tarixa yi suñu kuréel yi pour non seulement ñu contribuer ci histoire boobu waaye ñu defal suñu bopp suñu histoire ñu xam ne ni nga xamee ni noonu la ko keneen mën a defee koo xamee ni du spécialiste ñi nekk ci biir tarixa yi ñi nekk ci biir kuréelu diine yi am na ci ay borom xam-xam yoo xamee ni mën nañoo liggéey téere yu gën a matale yu xamee ni dinañu gën a convoquer source yépp muy source arabe yi fan yi nii dafa am ku am solo benn auteur français bu génne paradigme bu bees mooy François Xavier Fauvel ñuy rafetlu bu baax taxawaay boobu parce que dafa am période boo xamee ni dañ ñu koo nëbb ci suñu histoire mooy diggante 1200 ba 1600 daanaka amul histoire Afrique buñ ci bind lu bari mais li nga xamee ni moom fésal na ko ci wone na ko ci mooy amul histoire bu ko gën a leer ci ne Afrique booba développement technologique bu am solo moo fi amoon li koy wone mooy ay découverte archéologique yoo xamee ni dafa am ñu découvrir naka lañ doon defaree or donc technologie boo xamee ni dina permettre nit defar or bu pur booba ca jamono yooyu muy expliquer lan moo tax ki nga xamee ni mooy Kankan Moussa aj gi nga xamee ni aji na ko Màkka jaar fi mu jaar ba tey jii ni ñu jàpp ne ba léegi jamono gisaguñu ku ko ëpp alal loolu yëpp muy wone ni côté boobu ci suñu histoire dafa lëndëm dañ cee war a teg bët leeral ko ba mu dellu kon ci li ma doon wax ne daanaka ñun ni ñu mel suñu melokaan ak ni nga xamee ni noonu la ñuy dëkkee suñuy mbokk loolu foofu la coslaay li jógee kon gën naa sori loolu kon loolu lañ ci bëggoon a def ñuy nuyu bu baax sëñ Maam Cheikh Mbacke Khadim Awa Ba ñuy door a yegsi di ko tatagal bu baax a baax di ko sant ci taxawaayam di sant waa AIS yi ma gis ñu yegsi ñëpp di bàyyi sëñ
Djily Ba mu présenté leen di leen nuyu bu baax di rafetlu seen taxawaay di leen sant bu baax di sant ñi doon déglu ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullah